salaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi amaan mbégte bu rëy ñëwaat waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi waaye Sénégal fi mu toll nii actualité bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy li nga xamante ne moo am ci diggante ki ñuy woowee Adji Sarr ak Ousmane Sonko mais ginnaaw bi nga xamante ne jàngeet nañ PV bi nga xamante ne moom la enquêteurs yi génn ci mbir mi donc dañ ci jukki rek quelques ponk rek pour fas yéene ci waxtaan ak yéen donc ñeenti ponk la ñuy waxtaanee bi ci jëkk moom mooy ce que j'appelle les contradictions de Adji Sarr maanaam ay wax ju mu wax ju safaanoo yoo xamante ne fas yéene nañ ko gën a yaatal. Deuxième point bi moom mooy ce que j'appelle les véritables inconnus de cette affaire-là puisqu'on parle d'Ousmane Sonko ñi naan X ñi naan Ousmane Sonko pour man am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci dossier bi on doit désigner des variables pour ñoom donc pour man ñoom ñooy les vrais inconnus. Troisième point bi mooy ce que j'appelle aussi l'intimidation des militants et des partisans de Pastef fexe nësaxal ba nga xamante ne bés bu ñuy teg Ousmane Sonko loxo kenn dootul ñemee wax je pense que ñoom instant bi ci loolu lañ nekk. Quatrième point bi pour man jamono ji ak Sénégal fi mu toll ci wàllum feebar ak yeneen waroon nañ di waxtaanee leneen moom mooy li nga xamante ne moom lay wax les priorités du Sénégal. donc damay ñëw tàmbalee ci ponk bu njëkk bi mooy les contradictions de Adji Sarr maanaam ci wolof moom mooy ay wax yoo xamante ni méngoowul suñu ko jëlee tappale ko du loo xamante ne dafay méngoo dañ ci jukki rek quelques points ci contradiction yi parce que li mu wax lépp loo xamante ne àndul du wax ju xamante ne buñ ko méngalee du nekk benn li mu wax lépp bëri na waaye dama ci wax rek quelques points bi ci jëkk moom mooy Adji Sarr dafa ne bi mu jàkkaarloog enquêteurs yi ci ay waxam mu ne giseem ak Ousmane Sonko ci la jëkk séq ak góor dara bu ñu sukkandikoo ci rapport médical bi nga xamante ne yëf yi am na ci seeni wax médecin bi ñu ko yóbbu médecin boobu noonu maanaam rapport bi mu bind lim ci wax duñ dugg ci biir lépp Adji Sarr dañ koy suturaal ndax jigéen la waaye li mu wax wuute na ak li médecin bi wax mu doon ñaari wax yu woroo. Deuxième point bi newoon na Ousmane Sonko daf ko envoyé message texto ñu daal di ne ko waa génneel message bi mu ne supprimer na ko ñu ne ko ndax am nga numéro Ousmane Sonko mu ne déedéet ñu ne ko waa yow koo amul numéro nu mu lay envoyé message mu ne sama patron la ko envoyé woon sama patron envoyé ma ko waaye bi ñu defee maanaam li nga tubaab di wax confrontation ñu teg ko teg patronam maanaam li ñuy wax ñu taaj leen ñoom ñaar bi ñu leen taajee patronam ne ko man musuma laa yónnee message boo xamante ni waxu Ousmane Sonko lay wax donc maanaam donc kon wax Adji Sarr boobu noonu wax boobu bu ñu ko jëlee wax boobu noonu yenuwul maanaam. beneen point bi aussi Adji Sarr enquêteurs yi dañ ne ko yow amoon nga jafe-jafe ak ki nga xamante ne moom ngay liggéeyal daf la jiñoon ci wax lu dul dëgg ba tax mu dàq la Adji ne waaw dëgg la dàqoon na ma waaye benn fan la ma dàq benn fan. encore confrontation bi maanaam ñu taaj leen ñoom ñaar patronam ne Adji nga ne lan dàquma la benn fan de juróomi weer laa la dàq donc Adji Sarr nee na patronam benn fan la ko dàq patron bi ne ko Adji juróomi weer laa la dàq kon wax boobu noonu aussi maanaam du lu yenu maanaam bu ñu méngalee ñaari wax yi du doon benn. beneen point bi aussi mu di ki nga xamante ne mooy Aïssata Ba nga xamante ne ñoom ñaar ñoo séqoon liggéey bi xale bu jigéen boo xamante ne nee na dañ koy violer waaw su ko yàlla dimbalee ba am beneen nit bu fa ne moom kay dafa war a def tout pour xale boobu noonu des fa comme bu xale bi génnee dañ koy violer moom kay na fexe def le tout pour xale bu jigéen bi des ci biir waaye moom ci yëmba boppam moo wax xale bu jigéen bi ne ko génnal bàyyi ñu maag Ousmane Sonko ki nga xamante ne nee nga da lay violer moom kay da ngay fexe ku la wéttali ak moom waaye doo fexe ki nga xamante ne da lay wéttali nga fexe noo def ba mu génn ci biti xam nga wax jooju aussi du wax joo xamante ne yenoon na maanaam. maa ngi dégg aussi am ñu naan dañoo war a def test ADN wax jooju noonu tegewul fenn ci lu dul ci ay tappale ndax balaa nga naan naam ne fa xanaa bala ñoo waxu test ADN ñu fekk ci xale bu jigéen bi loo xamante ne ci góor la jógee waaye médecin bi ko xool càmbar ko bu baax def liggéeyam médecin bi ne na Adji Sarr mii day séqul ak góor dara suñu génnee maanaam fukki waxtu ak juróom benn yu mujj yi maanaam 16 heures yu mujj yi Adji Sarr séqu ci ak góor dara fekkuñu ci moom lenn loo xamante ni ci góor la jóge waaw koo fekkul lenn lu jóge ci góor nan nga mën a demee naan da ngay woo benn nit defal ko test ADN
pour méngale looy méngaleel xanaa booy méngale kay day fekk nga am beneen échantillon boo xamante ne boo ñëwee moom nga koy compareel mais comme fekkuñu ci Adji Sarr dara kon gisuma pertinence yu ñu naan dañuy dem di def test ADN pour Ousmane Sonko wala beneen góor bu mu mën di doon loolu yenuwul maanaam donc loolu moom mooy ponk bu njëkk bi. beneen ponk bi parce que comme Sénégal dañuy wax ñi naan X ñi naan Ousmane Sonko mais man pour man y a d'autres personnes yoo xamante ne ñoom la ñu war a xool ñoom la ñu war a wax les autres inconnus dans ce dossier là. avocat ak médecin bi nga xamante ne tudd nañ leen ci maanaam transporteur bi ak Adji Sarr ñoom ñoo leen ci tudd pour man ñooñu lañ war a lijjanti ñooñu ñooy ñan ku leen ci dugal lu tax ñu dugg ci ak kan moo leen ko sant loolu je pense que loolu war nañ ko mën a lijjanti. beneen bi aussi mooy Adji Sarr fu mu ne ku mu nekkal ku ko téye lan moo tax ñu téye ko lan la ñuy bañ mu wax lan moo tax ay mbokkam mënatuñ ko gis lan moo tax ñu kidnappé ko loolu yépp ay question la yoo xamante ne bu ñu bëggee rek yëfi leer war naa mën a leer donc loolu moom lu war a mën a nekk la. te beneen bi si topp aussi moom mooy lii yépp bu amee li ñuy jiiñ Ousmane Sonko yépp ça profite à qui maanaam kan moo am intérêt ci ñu jiiñ Ousmane Sonko lu mel nii. donc je pense que question yooyu yépp suñu bëggee enquête bi gën a leer lépp gën a leer Sénégalais yi gindeeku pour ñépp mën a ku nekk mën a am sa xalaat ci mbir mi je pense que question yooyu yépp lañ ko war a andi te loolu yépp yomb na opérateur téléphonique bi suñu ko laajee Adji Sarr ku mu doon waxal lu mu wax ak moom kan ak kan la waxal lu ñu wax loolu yépp opérateur téléphonique bi bu ñu bëggee lu leer nañ opérateur téléphonique bi mën na ko génne donc je pense que loolu noonu bokk na aussi ci li nga xamante ne man moom laay wax les inconnus. troisième point bi mooy ce que j'appelle l'intimidation des militants et des partisans de Pastef ndax tey jii ñi ngi jàpp ñi bokk ci Pastef di tëj ci kaso bi jubluñu ci lenn lu dul def intimidation maanaam xoqatal leen xoqatal boo xamante ne ëllëg bu ñuy sàkkal Ousmane Sonko fexe réew mi kenn du ñemee génn ñoom loolu dong lañ ci jublu te Sénégalais yi du ñu leen ko may. te aussi Ousmane Sonko daf fi deful ñi nga xamante ne ñoo ngi réew mi bu ñu defee fukk Ousmane Sonko defu fi sax benn bu mel noonu amul ku fi teewoon xeer di xeex. kan moo fi ne woon dañuy dem palais déloger Abdoulaye Wade kan moo fi ne woon dañoo ñëw di def suñuy manifestation policiers yi tere ñu dañ leen a fël jàll suñu yoon kan moo waxoon loolu est-ce que ñoom loolu ñu def lépp est-ce que Ousmane Sonko def na ko ñoom Ousmane Sonko def conférence de presse am ñu ne Ousmane Sonko dafa woote ne nañu daaneel nguur yi xam nga loolu waxu tappale la tey ji imaginer Ousmane Sonko bu yoroon xeer Sénégal kon lan lañ koy jiiñ Ousmane Sonko bu noonu nañ dem palais déloger Macky Sall kon Sénégal lan lañ koy jiiñ su boobaa donc waxu caaxaan yi waxu tappale yi nañ ko bàyyi loolu moo ñu dugal ci quatrième point bi ndax quatrième point bi moom mooy li may wax les priorités du pays. Sénégal feneen lañ tolloo instant bi coronavirus lañu waroon wax waxu économie lañu waroon wax suñu terre bi ngeen jël dugal ci ay milliards yu dul jeex demul dikkul puusul paasul nekk foofu noonu di poussière. ci loolu ngeen war a jublu te bàyyi seen njuuj njaaj yi ak seen tappale yi Sénégal université yi ngeen tàmbali ba ngeen faloo ba léegi amul benn université bu ci pare boo xamante ne yóbbu nañ fa ay élèves ñu di fa jàngee amul donc li ñu leen sant mooy ngeen jublu si loolu noonu te bàyyi seen tappale yi 9 ans 2012 ba tey mënu leen a fexe ba tabax université ba mu sotti ba ngeen livré ko ba étudiants yi commencé di fa jàngee ñun loolu lañ wax ngeen lijjanti ko te bàyyi seen caaxaan yi yéene ne woon boo leen faloo abri provisoire dootul am Sénégal loolu gàcce la Sénégal abri provisoire yi ba tey ñu ngi fa am na sax ay classe yu amul ay table banc ci loolu ngeen war a jublu loolu moom moo tax ñu fal leen waaye réduire l'opposition à sa plus simple expression taxul ñu fal leen donc jublu leen ci liggéeyu dëkk bi tey jii nii rapport ANSD bu mujj bi ba ki démb maa ngi koy lire ci affaire recensement Sénégal 16 millions et quelques yi 11 millions yépp li ñu am amul 30 ans 11 millions de Sénégalais ont moins de 30 ans réew mu mel noonu du ngeen fexe njàng mi dox ñu sol ci bopp xale yi xam-xam ñu am métier ëllëg mën a yor réew mi loolu moom mooy priorité yi nga xamante ne fa lañ leen di xaar bàyyi leen seen caaxaan yi Sénégal 2012 ba tey amul benn hôpital bu mucc ayib
hôpital bu mag buñ tabax Sénégal ñu ne lii mën nañ cee teg loxo ne ah lii de 2012 ba léegi lañ ko tabax Sénégal boobu ba léegi amu fi li ñuy xaar ci yéen moom mooy ci région yi ngeen dem fa tabax fa ay hôpitaux yu mag ba nga xamante ni bépp doomu Sénégal bu am jafe-jafe mën a faju ci yooyu lañ leen di xaar loolu moom mooy priorité réew mi ay njuuj njaaj ak i tappale ak wax lu dul dëgg loolu taxul ñu teg leen ci bopp réew mi donc li ñu leen di sant moom mooy ngeen jublu ci li tax ñu fal leen mbokk yi foofu la ñuy yem bëgguñu affaire yi gën a gudd ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox ci rendez-vous bu beneen yoon bu ci suñu borom àndee jërë